rawatina nag buñ nee tey mat na fukki bakkan yooyu nag mooy ku ñuy wax Baye Cheikh Diop amoon fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci Yëmbël. Cheikh Koli amoon ñaar fukki at 20 ans ñu ngi ko faatee ca Bignona. Famara Goudiaby moom it amoon ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko Bignona. Pape Sidi Mbaye amoon moom ñaar fukki at 20 ans ñu faat ko fii ci Kër Massar. Sadio Camara am fukki at ak juróom ñett 18 ans ñu ngi ko faatee Diaoubé. Mansour Thiam moom it am ñaar fukki at 20 ans ñu ngi ko faatee fii ci Ndakaaru. Alassane Bari amoon fukki at ak juróom ñaar 17 ans ñu ngi ko faatee fii ci Centenaire ci Ndakaaru. amoon fanweeri at ak juróom 35 ans ñu ngi ko faatee ca Ndofane. Bourama Sané amoon fukki at ak ñaar 12 ans. ak Modou Ndiaye nga xam ne moom la ñu mujjee xibaare ñu faate ko tey fii ci Parcelles Assainies ci anam yoo xam ne ñaaw na fu ñaawaay yem. kon ñu ngi leen di ñaanal borom bi xiri leen xaare leen àjjana. may ñaan nag ñi fi nekk ñëpp journaliste participant Allahu benn ñax yàlla mu naan dal leen si déegu Kawsara fukkul Allahu benn bu nekk ànd ak bis rahmaani rahiim waaye ñeneen ñi nga xam ne bokk moom ñoom diine ñu def seen prière waaw man di président du conseil mondial des religions pour la paix doxa awalal ba di dem اللهم ملطف بالحق الذي gannaaw bi ñu delloo nuyu sénégalais yi seetaan yépp di nuyu ak di gërëm kilifa réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi di rafetlu seen taxawaay ci réew mi ndax wax naa ko ci sama intervention yu jiitu bir na ma man ni ñoom lañ ca waroon def nañ ko ca bañ ko waree def te aajowul ñu koy jeebaane wala ñu koy wax ci kaw. dafa fekk nag kilifa diine moom orma rek lañ ko waralul am na loo xam ne bu naree xotti orma suñu waxee ci suuf yem ca waaye ku bañ a dégg ba mbir mi tàng sa loxo yi di nga dellu si ñoom mu war leen kon ñu leen di gërëm ci taxawaay bi di gërëm kilifa aada yi bu baax tamit di gërëm ñi fi teew ñépp ñii fi nekk ñépp amul kenn koo xam ne politique wala parparloo moo la fi andi amul kenn koo xam ne li nga daj ci fan yii parparloo moo tax waaye ñi fi teew ñépp leen tax a jóg ba tax ñu daj ci du ma ci dajul man mooy Sénégal yitte gi ñu am ci Sénégal patriotisme ak am certitude ni dañu war a taxaw ngir réew mi dañu war a taxaw ngir ëllëg dañu war a taxaw ngir suñu doom ak suñuy sët kon ñoom ñëpp dama leen di gërëm man personnellement waaye dama leen di gërëm ci turu peuple sénégalais ndax peuple sénégalais la ñu taxawal ñu Ousmane Sonko ñi fi jóg ñëpp nag sonn ci bu doon jëm Ousmane Sonko rek peut-être 10% yi dinañ génn wala 15% yi bu kenn naagu ba foog ni yow yaa tax sénégalais yi génn déedéet li tax lii am mooy yéeg-yéeg bu kenn ku ne am ni suñu réew suñu askan mi ngi traversé ay moments yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu demee nenn rek defe naa dina rëcc définitivement kon maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ci turu peuple sénégalais bu loolu weesoo
may sargal jigéen ñiit ndax gis nañ seen taxawaay ci xeex bi te tey dañ leen ko mandargale muy journée 8 mars jigéenu boor bu nekk nag du jigéenu Pastef kese jàpp nañ fay jigéenu Pastef gis nañu seen dëgër laay ak seen muñ ak seen xeex ba fi mu mujjee waaye jigéen ñi taxaw jàpp ci xeex bi ñi ma mën a lim ak ñi ma mën a limul defe naa Adja Yacine ngi nii toog sama wet sama avocat ay dëmboo ji ni nële ñoom may mën a buusu ak keneen ak keneen su ma leen doon lim tey du jeex ñoom Aïssata Sabara ñoom bu ma limul rek bu mu ci mel ñu delloo leen dugal leen ci journée bi dañoo sacrifice yi dootul jëriñ dara ñi seen bakkan rot ñi si gaañu te ñu bëri ñeneen ak ñeneen ak ñeneen defe naa dootul jëriñ dara kon bu ñu waxee loolu dañuy delloo jukkal ni ma ko defee ci ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci te naa ci dellu si ma def ko ci ñi gaañu ndax ñi gaañu bëri na te am na ci ñoo xam ne gaañu yu xaw a garaaw la di ñaan yàlla rek mu bañ a weesu foofu di leen delloo njukkal ndax mbir mi ñooma du ñun di ci def nag ci jagleel ngërëm bu yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu kon ngàcce seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boo moytu dina ëpp liñ ci mën a jëlee te loolu naa ci dellu si bu si kanam yi di ko teg ci kaw nit ñi peuple bi dala koy fàttali te loolu moo leen dal tey kon taxawaay boobu ngalawaay bu mu dañeti Sénégal bu mu dañeti parce que li ñuy wax ne grande démocratie boo gisee njiit yi am lu ñu sañul foofu mooy askan wi dafay taxaw jonn di leen surveiller saa suñu commencé génn rek nit ñi génn ko nangu ñu dellu si waat kon ñun ñëpp dañu am di masawu it ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal parce que dégâts matériels yi bëri na loolu du woon ci slaayu mbir mi ñi jóg di manifester duñu ay bandi duñu ay saay-saay ay nit nag mën nañ cee rax waaye loolu taxu leen woon jóg te it suñu xeex jubluwuñu ko ci askanu sàngam wala réew sàngam du loolu mooy suñu xeex waaye dafa fekk da am fu mbir di toll lépp mun na cee jaxasoo lépp mun na cee am waaye loolu du woon cëslaay bi parce que ku bugg a yor réew ak ku bugg a defar réew doo toj àllu jàmbur doo yàq oto jàmbur doo toj kër jàmbur kon loolu ñu ngi koy massawu bu baax nit ñi mu dal di massawu njabootu ñi ci faatu di leen jàll te bu soobee yàlla di leen góorgóorlu ba kenn ku nekk ñu def suñu délégation ñi fi nekk ñépp dox ñëw jaare si leen di massawu njabootu ñi gaañu lañ ci mënit ci taxawut nañ ko def di massawu njabootu ñi nga xam ne tey caabi féete na leen gannaaw wax leen it seetaanuñu ñooñu ndax gannaaw bu ñu jëlee avocat yi leen war a défendre kenn ku ne ñi ngi góorgóorlu ci lañ la mën a jàppale ba doo tumuraanke wala sa njaboot du tumuraanke waa mbokk yi lii lépp lan moo ko waral lii lépp ci ay diis yu daal ci Sénégal lan moo ko waral li ko waral mooy li tubaab di wax cupidité ak boulimie du pouvoir mooy xiif bi nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal xiif nañ ko nguur ak yaakaar nit ñoom dañoo war a mun a yor nguur gi toog fi ba faw lii lépp looloo ko andi moo ne de ay at ci gannaaw loolu la ñu xeexoon ba ay bakkan rot fi li andi lii mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox la administration jox la justice jox la armée jox la lépp loo soxla la ñu bëgg mooy nga defar réew mi la ñu bëgg mooy ndaw ñi am liggéey la ñu bëgg mooy nit ñi faju la ñu bëgg mooy tale yu baax Macky Sall wëlbati loolu lépp jël ko mu doon doole bu muy jël di ko teg ci kaw citoyen yi muy kuy politique muy kuy mouvement citoyen
muy kuy société civile ku nekk d'accord ak Macky Sall rek teg na doole boobu sa kaw. loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg bal sax boo moytul ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteurs yi bëri na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeenti acteur la muy Macky Sall Antoine Diome Malick Sall ak Bassirou Gueye ñeneen ñëpp ay suq lañ yoo xam dañ leen ni def loo ay ancien directeur du domaine ak ay avocat ak ñooñu ñëpp dañ ay pion lañ waaye ñeent ñii musiba Sénégal yëpp ci jamono yi ñu toll tembe ci ñooñu la. est-ce que jaadu na 16 millions de Sénégalais ñeenti nit rek lëmbële est-ce que waroon nañ ko mën a continuer nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo yor buur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mën a jot ci opposant waaye ñoom saa suñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu ko tudd te ñi ngi romb Sénégal yi di leen narge loolu nag lañu mënut a nangooti loolu tax nit ñi jóg ne lii dootuñu ko nangu dootu fi am ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky Sall li ko bewloo bokk na ci ñun sénégalais yi ñenn ci ñun sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñii naan analyse politique lañu ñii naan lii lañu ñu naan c'est un génie politique parce que yow mën ngaa dal ci sa adversaire mën ngaa complot sa adversaire mën ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'état koo xam ne bu ñu la jénkee réew nga defar réew mi waaye soxla ñu ay génie politique mooy lañ la dénk nga liggéey ko ba Sénégalais yi soo ne woon sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyiwuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek dal ci kaw bi 9 ans de Macky Sall li fi am musul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu nag lañu mën a tun nangooti te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison haute trahison mooy wor bi gën a rëy ci wor yi mën a am ndax moom biñ ko falee dafa teg loxoom ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi dinaa nekk au service des Sénégalais lii mu def du nekk au service des Sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow kundum fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yëpp ay terroristes lañu peuple boobu yëpp dafa am ay intérêt yu ne seen gannaaw di leen financer ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financer taxaw saaga sa peuple ñëpp wéet yow dong sa pale tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak pale cundum peuple bi yëpp nekk fii suñu woon militaire ak armée bu def suñu diggante tey kii kenn ay bagages am dañ koy fa loolu foog ngeen ni mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen dégloo nit à 8 heures à 9 heures yéen a koy jox seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn sénégalais am xoosu waxuma laa bakkan di ci wax parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yëpp man maa leen faat loolu du ma ko nangu sama kanam borom responsabilité Macky Sall la ak comploteur ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa
féewale peuple di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la République boo xam ne war naa gouverner ci li tubaab di wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la République te ñun ñëpp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey da laay doog a dégg Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd gëm-gëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru koo d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci mboolem média yi ñun ñëpp dañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu nekk ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññi nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taw réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog a am te dafa war a dakk Macky Sall moomul réew mi ñun ñëpp ñoo waroon jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn yi sax ñëwetuñu dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax ju sedd est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon jot di saaga nit ñi loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngat ku ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg warloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam setul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog nga mettre leen ci ay situation yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur man dama leen mujj ndaw GIGN bés bu ñu may jàpp ba tey bi ñu may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk brigade de recherche nous avons une très grande gendarmerie ngallaawaay bu ñu jaaxaane suñuy institution des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn musuma sax bëmëx kenn musuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yëpp ñeeñu ko ngallaawaay Macky Sall bu yàq suñu réew gendarme boobu gaañu barki dem ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote, une fierté pour le Sénégal ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey kon yooyu nañ ciy bàyyi xel te gëm naa ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante ak suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen di wax tamit ni Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew nii ci réew mi te responsabilité boobu dañ ko bàyyi mu jaas Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey jii amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître
amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime defe naa mel nu man ci ñeenti candidats yi maa yor position ba léegi mosoo leen ma dégg ma ne ko président Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan bi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak dal daf cee baax benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan wi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem jàmmarlu waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute trahison mën a dugal ku ànd ak moom ci ay gouvernement léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane Dièye wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis nii ci ndaw ñi kenn mënatu koo arrêté la révolution est en marche te gën see gudd 2024 ñu mottali ko la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réewu Afrique yu bëri def nañ ko mooy dañuy conduire seen révolution ba tegg ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbiru te ñaari armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seen i nit préparer leen pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer daañ ko ñàkk moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu ne du lépp nag la ñuy wax ci télé waaye suñu responsabilité ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yegg waaye nag teewul loolu tekkiwul nag ni dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadrer mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la du lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur gi da leen a fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci
exigence Macky Sall ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seeni famille. ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci lu mu gën a rafete. ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition. Immédiatement et sans condition. te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan moo tiré ak kan moo rey. ay affaire Balla Gaye jaar na fi leneen ak leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la loolu tax nit ñi di am fi defaat enquête indépendante ñi wax nag ni ñi ngi déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall la xewee fii Sénégal. ñetteel bi mooy bis ni ki tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen espionner di leen mettre sur écoute. La terreur va changer de camp dootuñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionner suba ak ngoon. Macky Sall moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina dakk bis ni ci tey. ñaareel mooy ñi nga xam ne ay ministre yu mu jël moom ay samba boy yu ñu jël jox leen xaalis ñor ay jaas yi ak ay fital di fit nit ñi exigence nañ leen a identifier jàpp leen livrer leen à la justice ñu àtte leen ñoom ak ñi leen yónni nag ñoom ak seen commanditaire. lii lépp nag dafa am lu mu àndal dafa am lu mu ànd ak mooy li may ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey lañu war a gën a mobiliser wu. chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo àqam bi nga xam ne constitution moo ko may ni man du ma nangu ku ma noot. loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yii yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey won nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée. France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun koo bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñoo la doo fi manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal. may proposer ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar ci semaine bi 1 million de Sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa. exiger que lii ma wax 9 mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew mi su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul doon loolu jeex na ci réew mi. may wax nag gannaaw bi ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñii ñëpp nag di acteurs politiques askan wi. mérité na des acteurs politiques qui soient à leur hauteur ñun ñëpp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi nañu delloo politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñëpp waat ko ni peuple bi rek moo ñu ñor kenn new fi di politique pour xaalis booy am ku bëgg ay milliards uti ko feneen waaye politique servir ton peuple la. yaa ciy sonn dépenser si ñàkk ci ba dee waaye waroo ku foog ni ci milliard ci politique nga amee milliard ndax nga sa bopp loolu dafa war a dakk Sénégal mën nañu am ay projets yu wuute
mën nañu am gis-gis yu wuute waaye ñun ñëpp nañu bokk bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def daf war a dakk suñu ressource naturelle nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def loolu jeex na ci Sénégal kon dama bëgg ñu nit peuple bi waruñu gën a gore man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple là je ne le mérite pas gisuma lan laa def ba peuple bi war a daj lii mu daj ci ñun kon ñu nit nañu jël engagement solennel ni bis ni ki tey un nouveau départ la ñu jël parce que réew mi yomb naa defar de te peuple bi amatul droit un troisième ou un quatrième départ bii pas ça doit être le bon départ su dee nag dañuy ŋàññi ñi fi ne ba jëlee leen fi ñëw def la ñu defoon wala lu ko yées defe naa bu au bout du compte peuple bi mooy mujj génn ci ñun ñëpp kon loolu ci lu jëm ci ñun la nga la waay nañ ci góorgóorlu ma yokk ci benn poñ la ma ciy waxtaan bëri na trop waaye dafa fekk li tubaab di wax machiavélisme ñu bëgg a utiliser yenn yi à des fins strictement politiques may sànni ay kàddu jëmale ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk laay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yàlla may na ma bokk fépp ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ laa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo xoolee li xew tey ci Sénégal di nga xam ne loolu amut ndax gannaaw ma doonee doomu Sénégal doomu Casamance la waaye ñii ñëpp jóg taxaw muy Touba muy Ndar muy Fuuta muy Bakel muy kenn Cees ak feneen jóg taxaw seetuñu kii fu mu bokk dañu ne dëgg jot na dañu xeex dëgg kon li ma leen di ñaan mooy ci 6 mois yii juróom benn weer yii li ma ñaan samay mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp fu nit miin nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne mine yi génne ndël yi sauver population yi bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañu kon loolu muy appel boo xam ne maa ngi koy lancé parce que lu ma ñor a ñor la te boo seetee li xew Sénégal tey di nga xam ni Sénégal yëpp wane na ñun ñëpp benn bopp lañu kon lii lañu bëggoon sànni ci kàddu yu gàtt di wax tamit ni ci li jëm ci mbir mi nee nañu contrôle judiciaire la man nag acteur politique la sama indépendance politique kenn du ma ko xañ loolu moom may ma ko kenn ñaareel bi ñun musuñoo daw justice combat de principe mooy li suñuy àq ak li yoon wax ni lii la nañ ko jaarale foofu ba tey jaarewuñ ko foofu te dinañ ko continuer xeex ndax suñuy avocat ñi ngi def recours yi waaye bëgg nañu ci nu ma gën a gaawee ñu dem ci procès ba nu mu gën a gaawee bu boobaa yooxu dina jëm fuñ ko foogewul woon may remercier it ci présence su dames yi parce que tudduma góor ñi waaye bés bi bésu jigéen ñi la madame le ministre Aminata Lo Dieng di ko remercier bu baax ci présence am ak ci taxawaayam ci combat bi ndax ci bi mbir mi commencé rek la daw si kër ga